fanweeri simili bootu ci ñeenti waxtu ci ngoon dal leen ak jàmm ci xibaar yi. réewum Sénégal jël engagement ni àq ak yelleef foofu Karim Wade daañu ko jébbalewaat loolu mu xamle ko ca comité bu Nations Unies jëm ci wàllu àq ak yelleef ku doomu aadama waa parti démocratique sénégalais ni amati nañ ca ndam Touba ak màggal gi ñàkkum ndox mu tar moo xam ne nii moom moo fay am ci jamono ji ba loolu tax sax leen ci askan wa fare ca Daaru Marnaan ni ki tey wàccoon ci suba ca mbedd ma doon amal ab doxub ñaxtu màggal googu ak liggéeyu ko waa sapeur pompier bañ fa nekkee ba léegi lu toll ci juróom fukki yoon génn nañu ko ngir intervention ca intervention yooyu ak accident ya lu toll ci fukk ak ñett ci ay doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan daa ngeen ci dégg leeralu ko Pape Bes Diba ci biir xibaar yi tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior yoonu tool ak Mamadou Amar Ndione li ci yéenekaay yi ak Barthélémy Ngom dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Amady Ndiaye moom moo fare ci machine bi réewum Sénégal nekkoon démb ca kanamu comité Nations Unies di mbootaayu xeet wi ngir lu jëm ci wàllu àq ak yelleef ko doomu aadama ngir ñu examiner seen rapport jëm ci pacte international jëm ci wàllu àq ak yelleef ci wàllu ko droit civil ak droit politique nguuru ko Sénégal jaali jëlu ko engagement ni dina ñu jébbal kii di Karim Wade àq ak yelleefam ñu fàttali ni moom mi fi nekkoon ministre d'État dañu ko daanoon ci wàllu CREI yi rek lu toll ci juróom benn ati kaso yoo xam ne ni daf ko waroon a tëdd ak ab amende bu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards ci suñu koppar waaye si nag ci lañ ko mujj amu ko jéggal di grâce présidentielle waa parti démocratique sénégalais nii loola nekk na am ndam boo xam ne nii dañ koy rafetlu bu baax a baax di sàkku nag ci nguurug Sénégal mu daal di mandargal yooyu ko engagement dañ ciy déglu Mayoro Faye moom mooy chargé jëm ci wàllu communication jokkalante ci parti démocratique sénégalais ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen engagement boobu nag nga xam ne tey ki ko toogal ci comité des droits de l'homme des Nations Unies muy représentante permanente muy madame le ministre conseiller Fatou Gueye bi conduiroon démb délégation wu Sénégal Genève à l'occasion de l'examen du rapport soumis par le Sénégal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ay droits politiques ak ay droits civils ñun dañuy wax rek li ñu doon wax naka jekk mooy li ñuy ñaan Karim Wade doon ko dëggal boobu ba tey mooy nañu respecter rek simplement recommandation wu comité des droits de l'homme yi nga xam ne gis na ne CREI atteem awul et que loolu buñ ko respecté jàmm dinaan ñooyu également Sénégal itam jàpp nañ ne incha allah nguuru Sénégal ak jéego boobu mu def jëm ci méngoo ak sart yi nga xam ne moom la comité des droits de l'homme doon laaj loolu itam jéego bu am solo la te jàpp nañ ne balay yàgg danañ jël toutes les dispositions pour que ak Karim Wade mën a conformément à la signature de l'État du Sénégal conformément ak pacte yi mu signé ci droit international que Karim Wade mën a ñu delloo ko ak yelleefam étant entendu que état yi itam bu mu ci mënti doon ak lu ñu am souveraineté dañu war a respecter seen signature au plan international may fàttali également que lii xëy na ndam la bu bees mais ndam yàgg na am ndax lu jege fukki jàmmaarloo diggante Karim Wade ci wàllu CREI bi ak ñi nga xam ne mooy état du Sénégal yàlla may na ci ndam Karim Wade mu siggi ci procès bi il faut ñu xoolaat ko xoolaat itam lu jëm ci wàllu amende yi ñu doon wax xoolaat aussi ndàmpaay yi nga xam ne exigence su comité des droits de l'homme la maanaam nañ def réparation. des ci wàllu ko yoon ak lu soxal juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi ñuy lam-laamee Ousmane Sonko ni kii di Mamour Diallo mi nekkoon directeur bu domaine daf ko luubal mu mel ni mbir mi ci jamono ji dafay joyal jëm ci l'homme d'affaires bi di Tahirou Sarr ndax am na ay plainte yoo xam ne nii daal dañ ko déposé gàll ko ci gloosu ko société njiital société Sofico ak filiale bii di CFU nga xam ni nee nañu ñoom ñoo laal ci mbir mi daal transaction bi ci titre foncier 1451 R ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di njabootu ko Mbargu Mbeng Simit ñoo ngi ci xibaar ñi xam ne ni dinañu jébbal ab plainte kii di procureur teg ko ci ndodduk kii di Tahirou Sarr di ko toppee wàllu ko njuuj njaac ak abus de confiance waaye bu ñu xeltoo jëmle ci pénaliste bi di Ousseynou Samba mu ni l'homme des affaires bi mën na nekk koo xam ne nii mën nañ koo toppee wàllu ko njuuj njaaj di escroquerie moo xam le ni la mu jëndee terrain yooyu dafa nekk lu néew boo ko méngaleeg koppar ya terrain booboo war a jar ak yañ ko jaayaatee professeur Ousseynou Samba lañ ciy dégloog Alaaji Njogu Jeen xam nga li liy Tahirou Sarr ak njabootu Mbargu Mbeng contrat la te contrat yoon dafa ne bu ngeen ko xaatimee
ku nekk la nga ca jël comme engagement da nga ko war a respecté. léegi nag yoon dafa ne bu fekkee da ngay jaay suuf wala lu jëm ci suuf muy ay kër ay terrain bu fekkee ne njëg bi nga jëndee terrain bi ak la mu war a jar réellement luy njëgam réel différence bi dafa rëy benn rëy bi dañ naan dafa am légion mooy différence bi entre la nga jëndee ak différence la mu war a jar fii dañ ne 3 milliards de doom bi jaayee alors que jënd mu ngi jaayate 94 milliards donc ci doon jënd xamoon na ne la muy jënd lam ko jëndee du njëgam sori na ko trop légion bi 1/7 la sori na ko trop su boobaa ñi nga xam ne ñoo jaay yoon may na leen ñu dem saisir juge civil bi ne ko damaa bëgg kat contrat bii ma xaatimoon ak diw nga annulé ko contrat bi nul ndax li mu jëndee ak la muy jar différence bi dafa rëy de trop et dans le cas en l'espèce juge bi effectivement dafay annuler contrat bi pour légion mais sur le plan pénal yoon may ne leen bu leen neexee ñu poursuivre que pour escroquerie mënuñu ko poursuivre pour abus de confiance parce que contrat de vente la or dans le contrat de vente bokkul ci contrat yi nga xam ne moom la loi bi cité pour ñu mën a topp nit pour abus de confiance mais mën nañ ko topp pour escroquerie maanaam que nit ki bi muy jënd terrain bi ci ñoom dalee na nax ni mu leen naxee mooy dafa utiliser ay manœuvres c'est-à-dire dafa indi ak caay-caay dafa wut ay pexe soit dafa dem wuti ay këyit soit mu indi nit ku nax famille yu Mbargou Mbengue que terrain bi ñu leen di jaay lii ngi ñu koy jënd loolu mooy njëgam su boobaa njaboot gi mën nañoo porter plainte pour escroquerie. mu nekkoon Ousseynou Samba xelam màcc jëm ci wàllug droit pénal fanweeri simili ak juróom-ñaar moom moo tegu ci ñeenti waxtu. RFM rajo askan wi. màggalu ko Touba ëllëg lañ ko fas yéene màggal foofa ca dëkk bu sell ba waaye ci jamono ji ñàkkum ndox moom moo sonal ñi nga xam ne rek ñoom ñooy askan wu bari ya nga xam ni ñoom ñoo fa nekk ci jamono ji ci quartier yu bari nag foofa gis fa ndox daal mu mel ni taw bu góor loolu nag nekk loo xam ni nii tax na ñenn ñi dañuy dugal loxo ci poos ngir jënd ndox ngir mën a matale seeni ko bëgg-bëgg reportage yu Abdoulaye Diop ci quartier Darou Khoudoss. benn fan laata màggal quartier yu bëri la ñu fay seetlu mooy bassin bouteille wala citerne yu ñu teg ci buntu kër yi li ko waral ñàkkum ndox bi fi nekk ay fan a ngi nii mu dëkkee ci quartier 30 ci Darou Khoudoss Khadim Fall di ko dëggal. fii lañ nekk waaw man nag waaye fii dafa manqué ndox waaye man maa ngi dëkk ci côté 30 ba fële ci kaw depuis koor ga ba léegi ndox ma ñam ci gàttal nañu ko jënd koor ga ba léegi nag laa wax ndox ma wax dëgg manqué na fi loolu sonn nañ ci trop ñuy xel fi ma taxaw nii moom ñoo peut-être fan yi bi màggal bi jubsee dañ commencé manqué ndox. loolee la ñu seetlu ci beneen quartier foofee ña fa dëkkee dañuy mujjee génnee xaalis ngir jëndub citerne. waaye ñun boobu ba léegi daal wax dëgg yàlla dañoo jëndoon benn citerne ndox moom lañ jëndoon sotti ko ci suñu bassin yi te tuuti sax moo ci des boobu ba léegi robinet yi xellewul waaw boobu ba léegi daal loolu la ñuy dund ñàkkum ndox mi moom tar na. Khoudia Diop moom di laaj njëriñu lu ëpp ñaar fukki forage yi ñuy tudd ci dëkk bi ndax ndox bi génnul ci robineem tabaski ba léegi. ndax dañoo sonn tiit ndax xam nga ne yow ngay yenu ndox depuis lu mat 1 mois jub lu toll ni bisub Serigne Touba bii te mënumaa comprendre ñu ne Touba am na ñaata forage xanaa Touba bu fekkee am nay forage bu ñaar paane yi ci des wax nañoo mën a baax ndax man forage su baylaat bii nga xam ne man bañ koy def booba xale bu ndaw laa te forage ba léegi mi ngi fonctionné lu tax forage te mën naa yore Touba lu tax forage boobu ana ndoxam ana ndoxu forage yi ci des. seetlu bi kon di benn muy Darou Khoudoss Ndamatu di yenn ci ay quartier yu nga xamante ni ndox kenn mën a su ko tegas bët ñoom ñi leen ñu taseel di ko ñaawlu te sax di ci woo autorité yi. Abdoulaye Diop ñàkkum ndox moomu du waa Darou Khoudoss rek ca Daaru Marnaan Marwa sonal na leen lool moom moo taxit ni ki tey ji ñu wàccoon ci mbedd mi doon ko ñaawlu di amal ab manifester dañ cey déglu kenn ca ñoom Pape Moussa Sène ci micro Mahema Diop. fii dëkk li fi xew dafa metti dafa garaaw kenn mën ko comprendre depuis tabaski amuñu ndox et tay la suba la màggal benn guddoo amul suñ baaji amuñu suñ bassin yi loolu dafa garaaw te wax dëgg yàlla ñoo li nga xamante ne ni moo xew fii dafa garaaw suba la màggal amuñu benn fépp ndox loolu mënuñu ko concevoir léegi nag li ñuy ñaan ñu ay citerne ndox parce que essoule moom de la part du ministre chargé des eaux ak directeur de hydraulique la xawma waxoon na ne dañuy amee ay citerne gisuñu benn citerne fii suñu koñ bi dafa garaaw li am fii nii te ñun dëkkuñ ci Santiane ñoo ngi ci biir Daaru Marnaan on est à 100 mètres de l'ancien garage ci biir dëkk bi lañ dëkk amuñu benn fépp ndox c'est grave imaginez ñu dëkk ci Santiane ñooñu lu ñuy def kon ñoom donc mënuñu concevoir ana citerne yi ana ndox mi dafa garaaw li xew fii dama jàpp ne dafa am ñoo xam dañu jóg pour saboter màggal gi je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ces gens là mais franchement war nañ ko xamal état bi au moins mu régler situation ministre des zones ak Serigne Mbaye Thiam dañ koy citer nommément parce que moom dafa échoué ci njàng mi échoué waat instant yi ci ndox mi ñu ko dénk échec le total de la part de Serigne Mbaye Thiam ak directeur de l'hydraulique. ci Touba googu la ñuy des ak wàccayu ko màggal
màggal gi ak wàllu kaaraange ak sapeur pompier ak seen liggéey ba ñu fa amal ñoom bañ nekkee ca dëkk booba léegi lu toll ci juróom fukki sortie di génn ngir wàllu am nañ ko ci wàllu woowu sax nee nañu altine bële weesu ba léegi mën nañ ni la ñu jàpp daal moom moo ci ay dispositif yi ñu tëral ci ay accident yay am ak la nga xam ni moom moo di génn yooyu jàpp nañ ci ni fukk ak ñett ci ay doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci lu toll ci ñaari téeméeri doomi aadama yoo xam ne nii tamit am nañ ci ay gaañu-gaañu la ñu lorule ci di ay victime loolu nag moom moo tax ñuy ñaax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci tali bi ñu daw ndànk dal ndànk ndax yegg fa nga jëm ci jàmm moom moo gën di xëlu ba jëye mën laa dal Pabes Diba. sapeur pompier yi chômé wuñ benn yoon ci waxtu màggal gi seen dispositif bi ñu teg depuis altine jot na amal juróom fukki génn yoo xam ne nemmeeku nañ ci ay doomu aadama yu ci ñàkk seeni bakkan mi ngi toll ci lim bi fukk ak ñett Cheikh Tine mooy lieutenant colonel bi jiite détachement sapeur pompier yi. biñ fi ñëwee ba léegi nag def nañu lu tolloog lu jege téeméeri intervention yooyu. gis nañ ne jur na ñaari téeméer ak ñaar fukk ci ay nit yu am ay gaañu sauvé nañ ci ñaari téeméer ak juróom am na fukk ak ñett yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan loolu nag suñ ko comparé ak bilan bu année passée day mel ni ren moo gën a tàngagum. dispositif bi nag muur na bépp yoon boo xam ne mi ngi ci jëm Touba. pompiers yi ñu ne dañoo bëgg wàññi ren lool accident yi ci lu mu gën a bare. ñaax nit ñi ñaax usagers yi ñaax ñi nga xam ne ñooy ñëw Touba wax leen nanu daw ndànk nanu def ndànk depuis altine jël nañu axe yi nga xam ne yëpp te yoon yi nit ñi war a dem yëpp pour ñëw Touba sapeur pompier taxaw na fa. groupement national sapeur pompier ñu ne seen taxawaay ci màggal gi bëgg nañ ko wane bu baax a baax moo xam balaa ñu ciy egsi suñ egsee ci màggal gi ak suñ ko weesoo Pabes Diba Touba RFM. ci wàllu ko l'accident yooyu ko yoon wi l'accident boo xam ne ni am na sànq ca foo féeteeg Kaffrine ba ñetti doomi aadama am ca ay gaañu yu métti loola ma nga amee ca wetu dëkk bi di Bismillah yi nekk ci département bu Fatick benn woto particulier ak benn woto 7 places ñoom ñoo mbëkkante am na beneen l'accident boo xam ni toftalu na ca loolu nag ca gën a teel ga ci suba ga la amee ci yoonu ko latérite wi nga xam ni moom moo nekk ca wetu kër lëkkale kër Martin ak Diohine foofa tamit ñetti doomi aadama am nañ ci ay gaañu ñaari moto ñoom ñoo mbëkkante ñu wax ci lu soxal waa agence couverture maladie universelle ñoom daal di nañuy nungu ni yoreel nañu lii di structure de santé yi lu toll ci fukk ak juróom ci ay millions ci suñu koppar waaye nee nañu bor boobu daañu ko fay fii ak atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci directeur bu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu opération bu agence bu CMU Serigne Diouf lay wuyoo mu dénk yooyu kàddu Papa Balla Gueye. boo xoolee mbirum mutuelle yi am nañ au moins 3 millions de Sénégalais yoo xam ne dugg nañ ci mutuelle de santé yi boo ci boolee nag tout temps yi nga xam ne amaguñu juróomi at te ñu leen di faj gratuitement au niveau des postes de santé ak centre de santé ñooñu ak ñi nga xam ne am nañ 60 ans et plus yooyu yëpp boo xoolee à peu près jot nañ cee am lu mot ay 7 millions boo ko xaymaa ci en terme de couverture mu ngi toll ni 50% de couverture lu ma mën a wax mooy gouvernement du Sénégal ministère de l'économie et des finances vraiment effort yu bëri def nañ ko ci. ba tax na hôpital yi ba tax na poste de santé yi ba tax na centre de santé yi wax dëgg yàlla depuis un certain moment ñu ngi ciy remboursé xaalis bu bëri. waa il a également ci mbirum mutuelle de santé bu ñu xaymaa tey à peu près depuis par exemple mois de mars bu ñu commencé accélérer processus boobu daanaka état remboursé na plus de 4 à 5 milliards. donc dynamique boobu bu soobee yàlla ak suñu kilifa dynamique boobu dina continuer avec l'appui du ministère de l'économie des finances et du gouvernement du Sénégal de manière générale boo xam ne wane na ne wax dëgg yàlla problème boobu dañ ko war a résoudre. à peu près daal bu ñu ko mujjee xayma 19 milliards la woon waaye luñ ci fay mu ngi avancé bu baax a baax. RFM Sport. Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. football lañ koy dooree ak wàccaayug CHAN 2020. CHAN 2020 boobee li tax mu am solo moo di Sénégal dafa war a dajeek Guinée ci pàcc bu mujj bi ngir mën caa dem foofee kon ca Cameroun lay amee ca 2020
match bi nag dimanche ba la ñu jëm lay amee waaye nag faaw rek ñu daan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Guinée suñ ca bëggee dem laata loolu nag am na lu leen di xaar fële ca Guinée ndax foofee xam ngeen ni jafe-jafe dafa am ci wàllu politique ba ay manifester di fa jógte saa su nekk loolee nag nee nañu amul benn tiitaange boo xam ne war nañ ko caa am ndax lépp dina jaar ci yoon suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Dabo suñu naataangoo la xam ngeen ko bu baax nekkoon fii ci RTS moom Abdoulaye Dabo nekk ca 6 TV mu ñuy wax ne derby la boo xam ne dina neex trop ñu déglu ko ak Soda Thiam. diggante Guinée ak Sénégal moom toujours match yi day daal di neex quelle que soit catégorie bi ñu nekk quelle que soit compétition bi ñu joué fu ñu tasee rek day nekk match yu neex kon nag rawatina nag Sénégal a jiitu 1-0 rëy na rëyul mais ça dépend ci ñu ko nar a défendre à Conakry ñun ñi fa nekk ñuy xaar match bu neex daal tout le temps seen diggante day nekk ay match yu intéressant yaakaar naa ne bii tamit dina nekk match boo xamante ni luy neex lay doon parce que Sénégal jël na fi coupe yàggul te coupe soxla woon nañ ko fi Guinée jël na fi coupe yàggul man la même compétition ñoom ñaar ñoo war a daje ci beneen cadre waaye nag ba léegi day nekk cadre boo xamante ni cadre de qualification la qualification moom fu ñu ko waxee rek match bi day daal di xaw a metti tuuti. match retour boobu dafay tombe ak jamono joo xamante ni de gis nañ ay yëngu-yëngu yu xew ci Guinée est-ce que yaakaar nga ni ci loolu fédération bi jël matukaay yëpp pour match bi mën a am ci jàmm. waaw je crois que dina am parce que yëngu-yëngu moom du ñàkk ci dëkk daal. Guinée nekk nañ ñoo xamante ni dañ bëgg seen équipe dañ bëgg football saa yu équipe nationale ay lépp la ñuy bàyyi dugg ci match bi kon nag yaakaar nañ ne lii moom ay ñetti fan la woon fàtte nañ ko jeex na. jeunesse bi dina delluwaat ci équipe nationale ñu supporté ko bu baax amoo ci benn hésitation yaakaar naa ne daal dina nekk match bu neex. mu ngi noonu match bu neex la ñuy xaar diggante Guinée ak Sénégal kon dimanche jël li ñu jëm la 20 octobre ca Conakry ca pàcc bu njëkk ba Sénégal moom moo daanoon benn bal ci dara kii nga xam ne nag moom mooy jël ndam li ca Guinée dina nekk koo xam ne dafay qualifié ci CHAN 2020 ba ñu war a football foofee ca Cameroun. dañuy dem ba ca biti réew ak wàllum racisme bi nga xam ni dañ koy gis yenn saa yi ci jongante yi rawatina fële ca Bulgarie ba mu doon dalal ñi di waa Angleterre. loolee nag dafa am lenn lu yees loo xam ne da caa am ndate moo di juróom-benn nit la ñu teg loxo ci supporters yi am na itam ñett ñoo xam ne ñu ngi leen di wër jamono ji xàmmee nañ leen teg leen gët bu baax a baax ay joueurs nag yoo xam ne dañoo bokk ci équipe nationale bu Angleterre xam ngeen leen dañoo ñuul. ñu ñenn ci ñoom kon dañ leen doon yuuxu daal yuuxu yoo xam ne ni golo di yuuxoo ngir wone daal mbañeel gu ñu bañ yooyu les joueurs ñooñu supporters yu Bulgarie loolee nag taxoon na ba président bu fédération bu Bulgarie ci wàllu football daal di tekki ndombal tànkam Angleterre nag ñoom li ñu bëgg moo di ne ñu ubbi ceeb l'enquête boo xam ne képp kuñ ci jàpp ñu daal di lay noggatu ba nga xam ne jëf ji nga jëf ju ñaaw la. ñu daanale wàllu judo ak championnat du monde junior yi nga xam ne tàmbali nañu ko ca Maroc ca Marrakech Sénégal nag ki ko représenté wala bokk ñi ko représenté ñetti judokat la kenn ci ñoom bokk na ci ñi ñu gën a xaar di Anna Siga Faye moom médaille d'or la nekk itam championne d'Afrique en titre ñu ngi xaar kon mu am médaille d'or moom championne d'Afrique en titre boobu nekk première mondiale ci catégorie bi nga xam ne ci la nekk. am na nag kenn koo xam ne jokkoon nañu ak moom ca Marrakech di Kalidou Ngati Ba moom mooy entraîneur bu équipe junior ñu déglu ko mu ngi doon jokkoo ak Youssouf Bodian. Aujourd'hui, on a vu l'entrée en liste de Aïssatou. tey Aïssatou def na jonganteem yu njëkk waaye am na taxawaay bu baax ci tapis bi moom nag mbébétam du forcément am médaille mais jéem a defar bu baax a baax taxawaayam ci classement mondial bi. ñu ngi xaar suba Anna Siga Faye mi nga xamante ni mooy championne d'Afrique dina jéem a def lépp ngir yéeg ci podium bi ginnaaw suba ajjuma Yacine Diatta moom mooy soobu ci mbir mi moom nag moom mooy 4e mondial Anna moom mooy première mondial Aïssatou Mbène Bouk moom mooy 15e mondial moom it dina jéem a xool nu mu defaraatee taxawaayam ak Yacine tamit suñu mënee am médaille dina baax mu jéem a tamit améliorer rang mondial am xam nga ni nag Anna Siga Faye mun na am qualification ci Jeux olympiques Japon 2020 su fekkee ne am na médaille d'or ci jongante yi ak tamit résultat yi nga xamante ne dina ko def ci catégorie yam déwén. Il va faire l'année prochaine avec dans sa catégorie. mu ngi noonu Youssouf Bodian dafa taataan ay kaddu Kalidou Ngati Ba ba noppi daal di koy tekki. jërëjëf Abdou Diouf Junior ñu yegg si ci beneen pàccu xibaar yi yoonu toll ànd ceeg Mamadou Amar Ndione. dal leen ak jàmm.
ñu wax mbirum ingénieur agronome métier boobule nan la demee ku ko war a doon ñu waxtaan ci ak professeur Ibrahima Diédhiou di directeur bu ENSA di école bi ñuy tàggatee ingénieur yooyu lee ca Thiès. ingénieur agronome ay diplômé lañu yoo xam ne dañuy jàng ci yenn écoles yooyu nga xam ne école yooyu loi jox na leen ñu formé ba joxe diplôme bi tudd ingénieur agronome école yooyu nag boo jëlee réew mel ni Sénégal pour le moment école nationale supérieure d'agriculture rek moo ko am mais mën nga ko jàngee feneen képp ku am diplôme boobu yow ingénieur agronome. ingénieur agronome yi dañ leen di tàggat ci ay domaines yu bare. donc xam nga ingénieur agronome wax dëgg yàlla dafa laal lépp lu jëm ci mbéy ak mën naa wax ne métier yi ne ci kaw gi parce que moo tax am na ci ñoo xam ne ci wàllu jur la seen xam-xam màcc bu ñu génnee am na ñoo xam ne ci wàllu mbéyeef yi nga xam ne gàncax yi la ñu gën seen voilà am na ñoo xam ne ci wàllu infrastructure rurale yi par exemple boo jëlee lu jëm ci génie rural defar ay yoon defar ay forage defar yu demee noonu ñeneen ñi ñu ngi seen xel dafa màcc ci lu jëm ci koom-koomu dëkku mbéy ak dëkku kaw yi ak yooyu tout ça mooy ñi def économie sociologie rurale am na ñoo xam ne aussi seen xam-xam dafa màcc jëm ci suuf ban suuf nan lañ koy tàggatee boo gisee suuf bu ñu war a béy nga xam ko bu fekkee ne suuf si dafa am ay gàllankoor ñu xam fu ñuy jaar ba defar ko ba nga xam ne boo béyee vraiment nga gis ci sa bopp. am na ñoo xam ne aussi ci wàllu aar àll bi surtout nu ñuy aaree àll bi nu ñu koy développé mooy ñi ñuy wax forestier ak yooyu mën naa la wax ne directeur général Eaux et Forêts bi fi nekk colonel Baydi Ba moom école nationale supérieure d'agriculture la génnee. ngir bañ ku jóg rek na ingénieur agronome nga am na ab comité bu ñu taxawal ngir xalaat am ab ordre des ingénieurs agronomes bu Sénégal Massamba Diop di njiitu ADENSA di kuréel gi ëmb diplômé yu ENSA bu Thiès. mu di ak kuréel goo xam ne dafa dajale alors ingénieur agronome yi nga xam ne ñoom ENSA la ñu génnee tey suñu ndaje Dakar bi li ko yëkkati woon alors moo nekk gën a dajalawaat gën a defaraat suñuy rang ngir mën a gën a suqali association bi bokk na ci yoon yi nga xam ne gis nañ ne dana ko suqali mooy seet nan la ñuy doxalee ngir ëllëg n'est-ce pas kuréel gi nga xam ne mooy ADENSA kilifa yi gën ko déglu kilifa yi nga xam ne ñoo yore politique gu réew mi ñoo koy définir alors suñu demee ba toll ci wàllu woowu tamit ma ne ADENSA lan nga xalaat ci lii ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu développement rural parce que loolu mooy la nga xam ne ñoom la ñuy jàng donc bokk na ci tamit li waral jataay bi ñu ne ni ñu gën a waxtaanaat tamit ci question wu nan la ñuy organiser waat profession bi parce que ku jóg rek ne man agronome la alors que te loolu dafa ëllëg am jeexital sur alors formation ak utilisation ki nga xam ne moo génn ENSA ci jamono ji am nañ ci ñu bari ñu génn ñoo xam ne amaguñu liggéey parce que peut-être gis nañ ñu bari di ñëw yore titre agronome te alors que moo xam tàggat bi nga xam ne moom la ñu war a tàggat agronome ñoom tàggat boobu amuñu ko mais ñun mënuñu leen tere bind ci seen këyit agronome donc waxtaan tey bi jëm na alors ñu xool ordre boobu ban yoon la ñuy jaar ba war ko mën a tëral mu am nga xam ne su boobaa dana mën a régler dana mën a organiser profession ingénieur agronome donc loolu moo bokkoon ci li gën a am solo pour daje bi tamit ñu ngi koy def presque depuis at boo xam ne bureau bi installé nañ ko loolu moo tax bureau bi tëral benn commission bi ñu tuddee alors cellule bu ñu tuddee diaspora soobu ci réewu Afrique yu bëri même fii ba Maroc alors am nañu ay ñoo xam ne ENSA la ñu génne actuellement soo demee da nga fa gis ay marocain da nga fa gis ay burundais centrafricain congolais yu nekk ña nga fa ci jamono aussi bëri woon na ay haïtien. jërëjëf Massamba Diop di njiital ADENSA professeur Ibrahima Diédhiou mi directeur bu ENSA bu Thiès ak Aïssatou Sow mi jàpp ci xarala gi yéen ñi ñëw déglu tamit ñu leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw. 18h sur la radio Futur Média. Top, c'est parti pour le journal.